Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen. maaleykum chers internautes de Reubeuss TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee dégg ngeen ne stade Assane Diouf bi nga xam ne nangu woon nañ ko ci waa Reubeuss jox ko ay chinois ba léegi projet yooyu taxaw gas nañ ko mujjewul fenn ci information nag jël nañ ko jox nañ ko waa Reubeuss delloon nañ leen terrain bi mais bi loolu amee nag ba léegi coow dafa am ndax ci yan condition leen ko joxee ak ñan ñoo représenté waa Reubeuss si biñ leen di ko jox ak lan moo fa xew. ñu fekk si koo xam ne dañ koy wax Baba Touré yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté fii ci Dakar Plateau am ay kaddu yu mu war a sànni ndax mbir bi li ci ñuul bari na interpellé nañu fu ne Baba Touré ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay waa Reubeuss TV di leen sant di leen gërëm si seet si bi ngeen ñu seet si pour ñu leeral wax dëgg te dëgg rek a tax ñuy wax dëgg te dëgg rek a tax ñuy wax waxuñu ngir leneen waxuñu ngir dara dañu bëgg rek leeral ñi nga xam ne affaire bi leeru seen bopp ñu leeral ko. am na benn collectif bu ne collectif René Sanchez gis nañu ak ministre bi 3 fois mën nañ ne benn bi Diamniadio la woon benn bi Point E est-ce que loolu yéen waa Reubeuss yëg ngeen ko. waaw ñun waa Reubeuss man personnellement yëguma ko woon waa Reubeuss yi bëri itam yëguñu ko woon man dama dajeek ministre bi si bi ñuy def démolition marché Sandaga ma interpellé ko laaj ko ne ko mais loo leen wax si affaire stade Assane Diouf ba léegi dégguñ leen mi ne ma loolu nu mu mën a demee j'ai reçu 3 fois recevoir naa collectif René Sanchez waxtaan ak ñoom ba tirer terrain d'entente si affaire am na ay compromis yoo xam ne def nañ ko ak waa René Sanchez ma ne ko bon loolu nu mu mën a nekkee mi ne ma nu mu mën a nekkee kon ñoom rendre ñu compte base bi ma ne ko man de loolu yëguma ko te waa Reubeuss tamit yëguñu ko parce que lu am Reubeuss tamit ñun yàlla may nañu du lu ñuy ndamoo du lu dara yàlla dañ def que ne dinañ am information bi si loolu ma ne ko nag man léegi dama la bëgg a rencontrer pour nga expliquer parce que fii du lieu boo xam ne war nañ fi mën a waxtaanee loolu mi ne ma amul problème léegi dinaa la recevoir ba may recevoir bëgguma dem man kenn ma ànd ak ay nit dem pour mu waxtaan ak ñun si li nga xam ne moom la ma expliquer bi ma demee foofu mu jox ma rendez-vous Fann à 18h point 1 à 18h ñu dem 18h point 1 toog xaar ko di ko gërëm tam si loolu di ko sant parce que tamit bu ko neexoon du ñu recevoir parce que nit boo xam ne benn jour nga ko gis mu abordé la waxanteeg yow nga am esprit d'ouverture wax ak moom si loolu mu recevoir ma pour ñu mën a waxtaanee li nga xam ne mooy problème mu Reubeuss parce que man lu ma ñor si affaire bi yëpp du Dakar du Sénégal du dara man Reubeuss moo fi si ñor parce que tamit quoi qu'on dise ñun ñooy victime yi Reubeuss mooy victime yi parce que lii stade Assane Diouf dafa indoon coow boo xam ne dafa demoon ba diviser Reubeuss te moom waroon na bañ a ñàkk parce que tam gars yi ñi ngi wax collectif ñi nga wax collectif bi ñun ñoo ko njëkk a créé. collectif René Sanchez mi ngi fi depuis 2003 xaw ma 2004 mooy bi nga xam ne Abdoulaye Wade ak Pape Diop joxe nañu mairie ville de Dakar def na échange bi stade bi ak stade Iba Mar Diop ñu def délibération bi ñun ñu jug créé benn collectif di xeex affaire bi di si xeex boobu ba léegi di wax ne boobu Abdoulaye Wade nous a reçu 3 fois mais saa yu ñu demee rek Abdoulaye daf ñuy wax dafay maintenir projet bi dafay maintenir en 2009. Abdoulaye Wade na delloo na stade bi ñu yaakaar ne Abdoulaye Wade delloo na stade bi ndekte delloowul stade bi il a repris ça en 2010 2011 mu ñëwaat ci kii bi projet bi pour ñu continuer projet bi ba gars yi démarrer travaux yi ba Macky Sall ba mu faloo Macky Sall avait promis que ne day delloo stade bi jeunesse su Dakar parce que tamit quoi qu'on dise bu ñuy wax dañ naan état moom affaire bi kenn moomu ko mais jeunesse su Dakar mais bu ñu demee toog ak autorité ak chaque jour dañuy wax ne ñun waa Reubeuss ñu bëgg a waxal parce que ñoom ñooy victimes yi si sens boobu après on a eu des problèmes ñun ñu génn si kii bi man j'ai défendu ba ñu Ablaye Wade waxee gars yi dem ñu gars yi maintenir projet bi ñun on a défendu ba fexe ba amoon benn terrain boo xam ne 5500 mètres carrés boo xam ne dañu ko joxoon Eco Reubeuss promettre ñu ay emploi promettre ñu ay kii ñun tamit ñu dem ne kon dañ nar a ñàkk vaut mieux ñu engagé wu si projet bi pour waa Reubeuss gis si seen bopp. ça veut dire que biir Eco Reubeuss tamit jëlañ fa beneen terrain jox ko waa Reubeuss. waaw léegi nag si sens boobu si la ñu ñëw dugg si projet bi. ànd ak gars yi ba commencé si liggéey y avait presque 150 jeunes yoo xam ne ñu ngi dëkkoon Reubeuss doon si liggéey ñun ñu démarré gars yi chinois yi di commencé defar fondement yeeg affaire yooyu après Macky Sall arrêté projet bi Macky Sall nous a reçu ñun ñaari tendance yi nga xam ne ñoo amoon Reubeuss ñu recevoir ñu palais présidentiel en 2015 xaw ma en 2010 yooyu Macky Sall recevoir ñu 2015 ñu recevoir ñu palais nañu
ku nekk ñu déglu sa version Macky Sall gars yi Mangara le ministre Mangara période boobu moo fa nekkoon ne ak conseil ministre ay ministres y avait beaucoup de ministres ñu ne ñu président nee na nañ leen wax ne yéen ñëpp ñu leen sant di leen gërëm mais dem leen mais jàpp leen ne décision bu président jël na ko parti yëpp respecté. bi président jëlee benn décision ne day delloo dans stade bi waa Sénégal waa Dakar ñun dañuy respecté lu président wax depuis 5 ans kenn dégguñu ñu wax ci affaire stade Assane Diouf mais terewul tamit y avait un collectif qui était là muy collectif Renaissance continué nañu woon combat bi pour suivre affaire bi loolu tam dañ koy saluer parce que tamit quoi qu'on dise tam li ñu doon def pour waa Rebeuss dañu ko doon defal ak waa à Dakar ñu xam ne ñoom am nañu courage continuer combat bi mais tamit nit boo koy doxal da nga koy informer nit boo koy waxal da nga koy informer parce que tam duñu la jox lépp nga jël lépp. cela veut dire que information amul que ñoom suñu demee suñu ñëwee duñu wax waa Rebeuss da lañ fa jëlee. dem nañu ba nga xam ne xamatuñu lu xew xamatuñu lu xew ba keroog dimanche laa la wax ni la ñuy doog lundi bi le ministre nous a reçu si la ñu expliqué ne bu ñu toogee di waxtaan moo expliqué ñu recevoir na leen waxtaan nañu ba tirer terrain d'entente ak collectif boobu Renaissance pour man le ministre c'est le ministre qui l'a dit parce que ñun xamuñu woon lu xew xamuñu woon ne recevoir nañ leen 3 fois xamuñu woon ne ñoom ñu ngi doon réunion si ak taal yi di waxtaan bokk benn waxtaan. loolu yëpp foofu lañ ko yëgee. bañ ko yëgee ministre ba mu ñu ko waxee mu ne ñu defal ñu ay proposition mu ne lii la d'accord na gars yi ne dañuy xaaj stade Assane Diouf 3 parties benn partie bi dañ koy jox taal yi parce que jàkka ji day impacter si avenue Malick Sy te avenue Malick Sy dañuy yokk tali bi. kii corniche bi dañuy yokk tali bi te jumaa ji dañ ko war a toj pour defaraat ko léegi il faut ñu élargir jumaa ji pour mu gën a yaatu loolu moo tax si biir stade bi dañ leen fay jox 3000 mètres carrés ñun on n'est pas censé de savoir tout ça ñu ne dañuy defaral Rebeuss damay préciser Rebeuss ta wax dañ leen di defar benn terrain boo xam ne norme FIFA la bu am ñaari tribune yu ko jàkkaarloog terrain bi ak ay versaires am lépp li nga xam ne commodité yi nga xam ne lépp dafa war a am ci terrain bi mu am ko ñu ne ko loolu dañ koy saluer mu ne beneen pàcc bi ñu delloo ko chinois yi mais chinois yi defaraguñu projet bi parce que chinois yi dédommagé nañ leen dañ leen di jox Camp Lat Dior ak xawma fële pour ñu dem defari cité kaw Sara foofu kon bu ñu déggee loolu dañ koy applaudir en deux mais kontaan ci am ci mbégte parce que tam ñun amuñu lenn depuis 16 ans ñi ngi bëgg a football foofu ñu ngi fa bëgg a def ay activités mënuñu ko def même loolu si sens boobu damay saluer collectif bi parce que démarche yooyu ñu def noonu am na lu mu jur mais bu ñu ñëwoon waxtaan nag pencoog waa Rebeuss xamal leen ne affaire bi ni la defee ku nekk joxe si sa avis yaakaar naa ne lii am du doot du woon am mais dañu jël information bi tënk ko sur 5 personnes. 5 personnes sur 5 personnes ñu tënk information bi di dox di wax te nit boo koy doxal di ko waxal des fois nga woo ko informer ko ne ko rendre ko compte ne ko lii moo xew ak lee moo xew ñun nag bu ñu ministre bi waxee loolu expliquer ñu li am ci biir yëpp ne ma man ministre bi dimanche ne ma man dès demain dinaa génnee communiqué boo xam ne dinaa wax lal accord yi nga xam ne d'accord naa ko taal yi d'accord ko collectif Renaissance ak acte yi nga xam ne moom lañ fa war a def mu génne ko lundi léegi ñoom nee nañu pourquoi ministre bi génnee affaire bi te bàyyiwuñu ñoom ñu génnee ko ñoom ba ñu waree rendre compte waa Rebeuss ñu compte waa Rebeuss ba ñu waree wax ak waa Rebeuss waxuñu ko waa Rebeuss dañu bàyyi ba dernière minute arrangé wu leen moo tax ñu toog tey ne terrain boobu ñu war a jox waa Rebeuss waruñu ko jox waa Rebeuss ñoom xeexaluñu Rebeuss Dakar la ñuy xeexal ñun Rebeuss la ñuy xeexal intérieur ba beneen cas le ministre a promis que ne dañuy def centre socio-culturel bu bees tàq boo xam ne dañ koy tabaxal waa Rebeuss dañuy defar suñu jumaa bi suñu jàkk ji nga xam ne daf koy boole si programme chef de l'État bi nga xam ne day defal réflexion wu jumaa yeeg jàkk yi nga xam ne moom la président jël pour defaraat cité religieux yi dañu def si boole waale jàkku Rebeuss xam nga loolu nan la ministre bi def ba xam ne suñu jàkk daf ñu ko war a def travaux buñ ko waxuloon est-ce que dina ko xam kon ñi demoon di négocier dañu boole loolu yëpp ci biir package la boo xam ne ñoom ñoo ko waxaale ñoom ñoo wax mbirum centre socio-culturel bi ñoom ñoo kon bokk loolu yëpp nga génnee ko nga yeewu suba teel tey ne musuma wax dara nit booy bañ dara premier jour nga koy bañ ba ñu demee jam ñaajo ba leen ministre bi proposé loolu jour boobu la ñu waroon njëkk a bañ mais nit doo toog ak moom di réunion pendant 3 fois ba tënk dara nga yeewu suba teel na bëgguma ku leen a waa Rebeuss ñoom ñoo yor kàddu Rebeuss ba naan bëgguñu ñoom yoruñu kàddu Rebeuss 5 personnes war ñu waroon jël 5 personnes yoruñu kàddu Rebeuss dañu waroon woo waa Rebeuss yëpp su sañ sax ñu élargir ko ba plateau bi yëpp informer leen ñu ko apprécier xool ndax loolu war nañ ko mën a def wala waruñu ko def mais jamono ji ñu toll nii on a besoin de ce terrain là
on a besoin de ce centre socio-culturel là on a besoin que suñu mosquée bi nga xam ne ñun ñu ngi ket ñu ngi demander partout pour ñu defaral ñu ko mais Rebeuss ñun on a rien bu ñu yàlla defalee ñu amaat suñu terrain boobu ba pare si biir dialogue bi ñun dañ ko xamal ne ko am nañu benn terrain boo xam ne 5500 mètres carrés mi ne man xam naa ko. te mu nekk biir école ba ministre bi ne xam naa ko kooku xandaalu moo ko moom. li xandaalu moom dinañu fexe nu ñu leen ko jàppale ba defaral leen ko ngeen ciy bénéficier di si am ay recettes mu mun a financer seen ay activités ASC. parce que xam nga lan mooy wax ji man damay féliciter ministre parce que xale la xam na réalité xandaalu kusum moom kusum la bokk bu ko neexoon mi ne terrain bi terrain bi de bu leen fàtte ne gore kusum xandaalu ñoo ko bokkoon. ñëpp Assane Diouf lañ doon waaw Assane waaw ñëpp fa lañ doon nekk mais bu ñu ñëwee ba ne dañ koy defal waa Rebeuss yi nga xam ne ñooñu demoon représenté ne non affaire mbirum Ndakaaru la kon man kooku nag man affaire je comprends plus dafa mel ni ñun gars yi yéenewuñu te affaire bi du problème de personne Baba wax na keneen wax na rek dañu war a jàpp ne c'est des problèmes politiques c'est pas des problèmes politiques c'est des problèmes du quartier ñu war ko waxtaanee xool nan la ñuy defaree suñu quartier nan lañ ci war a mën a tirer profil avantage beneen cas xam nga changé nañu travaux yi fu mu nekk nii si kii bi xam nga ñu ko yóbbu kan la jot mais ñun on a pu dire que le ministre accord yu ñu signé woon ak chinois yi mooy bu travaux Kawsara commencé 60% emploi yi waa Rebeuss ñoo ko moom il a pris acte d'accord na ci mais loolu yëpp ñun ñëpp waa Rebeuss dañu war a toog waa Rebeuss dañu war a toog ak ñi nga xam ne dem nañ ba am niveau bac ñu jël leen may leen bourse il était d'accord parce que protocole d'accord boobu ba léegi mi dañ koy mettre à jour. loolu yëpp daal tënkoon nañ ko ci biir waxtaan bi. non ñoom tënkuñoo loolu ñun ñoo ko tënk parce que tamit ñun du ñu bàyyi ñu jël travaux yi ñu yóbbu ko plateau rek suñu booy duñu si liggéey. ñun dañu bëri chômage koñ lañu boo xam ne suñu loxo jotu suñu ginnaaw ñii di wax ñëpp yeewoo ñu Rebeuss ñun bu ñu yeewoo Rebeuss la ñuy yeewoo bu Rebeuss méttee xam nañu bu Rebeuss tàngee xam nañu bu Rebeuss amulee xam nañu dans tout ça dañuy jàpp ne xandaalu moo si war a gañe jeunesse su Rebeuss moo si war a gañe ñun nag waxuñu ko parce que diw moo tax wala diw moo tax mais ñoom ba ñu demee 3 fois même collectif bi nga xam ne des membres du collectif xamuñu la xew ci biir xamuñu 4 personnes ñoo si xam l'autre membre du collectif ñëpp a ngi kaas. waaw li nga wax rek na de. ah si ñëpp a ngi kaas ñu bokk si collectif bi ñëpp a ngi kaas collectif bi dafa yëngatu ñëpp a ngi kaas parce que ba ñuy dem di négocier yëgaluñu ñeneen ñi ba ñuy dem di waxtaan yi yëgaluñu ñeneen ñi ñoom ak certains membres de taal yi ñoom ñoo ànda dem waxtaan ak ministre bi ñoom boolewuñu si ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si biir collectif bi rendre ñu leen compte massa waa Rebeuss ñi nga xam ne ñoom ñoo moom projet bi ñoom ñoo moom kii bi koñ bi du Baba moo ko moom du Massamba moo ko moom du Mademba moo ko moom waa Rebeuss ñoo moom koñ bi bu dara amee ñoo ko war a bokkandoo xalaatandoo décidandoo ko nga xam ne unanimité lay doon man nag lu ma mën lu may wax ne waa collectif bi nañu revenir aat ñun ñu toog waa Rebeuss li nga xam ne proposé nañ ko ñu toog waxtaanee ko xool lu si baax ñu jël lu si bon ñu sànni mais nit doo dem négociation ne figé wu si benn place ne man bu dul stade Assane Diouf bu ñu fa tabaxul stade bokkuma ci dara mais yow xamal sa bopp te bul xam ñeneen ñi parce que nit du taxaw benn place rek négociation da ngay bàyyi lii am lii mais nag boo boolee ñëpp ñu toogandoo waxtaanandoo lu baax ñu jël ko lu bon ñu sànni ko di wax ne waa Rebeuss lii ñuy wax kaasoo ñu ko kenn waxuñu ko kenn ñoom ba ñu demoon 3 fois audience bu ñu ñëwoon waxtaan ak ñun yaakaar naa ne du ñu àgg fii parce que tamit Rebeuss du benn nit moo ko moom du collectif Renaissance moo ko moom du collectif Renaissance moo ñuy décider Rebeuss ñooy décider fii benn entité moo ñu boole ñun ñëpp muy laay see xandaalu de Rebeuss benn entité moo ñu boole ñun ñëpp muy laay see xandaalu de Rebeuss kon boog bu ñuy def dara dama leen demandé waat encore solennellement ñëw leen ñu toog ñu waxtaan li nga xam ne moom la ñu jëlee man ñun lu ñu fa jëlee ñoom lu ñu fa jëlee ñu toogandoo pencoo ko def forum wala benn assemblée générale toog ñun ñëpp waa Rebeuss ñu waxtaanee problème Rebeuss yi boole si loolu ñu xool lan la ñu war a jël ak lu ñu war a jël moo gën xiiroo beeg ŋaayoo bi Baba moo wax lii Sàmm moo jaar fii keneen moo jaar fii man de ak ñun personnellement on adhère si li nga xam ne ministre bi loolu la ñu ko proposé parce que loolu intérêt Rebeuss la beneen cas bu ñu nee dañuy jël ci biir stade bi 3000 mètres carrés wala bu ñu ne woon demandé woon stade bi yëpp dañu koy jox pour ñu jox ko taal yi man j'adhère parce que l'islam la diine la te ñoom tamit ñii am na ay këru diine yoo xam ne ñu ngi leen fiy jox ay hectares et hectares kenn waxul fekk nañu ay terrain football yoo xam ne dañ leen ko doon jox fekk ay yeneen diine ñu leen defal ay avantage ñu Seydou Nourou mi nga xam ne fii la ñëw tëdd suñu biir koñ si biir Rebeuss muy walliw loolu rek sax la
kon bu ñu demandé ñi dañ koy yaatalal pour defaral Seydou Nourou rawdom bi pour mu di bee salaat jàkka ji bee salaat jumaa bi nga xam ne ñun ñëpp bu ñu julli dañuy dem julli ji foofu xadara foofu ñaan ci moom am na loo xam ne bu ñu ko demandé war nañ ko mën a defal parce que tamit c'est pas donné à n'importe qui ñuy ñëw fii di ko ziyaare des millions et des millions de personnes ñooy ñëw di ko ziyaare fii kon war nañ fa fekk benn melokaan boo xam ne melokaan bu rafet la mu doon benn zone boo xam ne zone bu yaatu la bu loolu yëpp jeexee dinaa wax tuuti si affaire u marché Sandaga di waxaat waa plateau bu ñu kenn nax j'ai entendu dégg naa ay architectes yi wax ay plateau marché Sandaga kenn war ko toj marché Sandaga moo doon danger bu gën a grave pour Dakar Plateau mu doon benn épine boo xam ne dafa nekkoon suñu tànk. parce que marché bi yàgg na te yàqu na. waaw mu doonoon benn affaire boo xam ne dafay yàgg ñu bëggoon wax ne foofu dañ ko war a dindi defaraat ko allées yi nga xam ne ñun ba ñu juddoo ba léegi mosuñu gis allée trottoir ay cantine la ñuy gis ak ay kii ñu gis benn xale bu ndaw muy le ministre Fofana ànd ak le maire du plateau ak le maire de la ville ñu créé benn projet boo xam ne dañ ko boolendoo àndandoo ko xalaatandoo ko pour defar marché Sandaga avec l'État ñu ne dañuy defar marché Sandaga ay architecte ak ay des gens yi dëkk Dakar Plateau jug ne waruñu toj marché Sandaga ku fa duggul rek mooy wax ne waruñu ko toj mais buñ ko tojee defar nañu maquette boo xam ne prototype typiquement marché Sandaga bi fi nekkoon la ñuy indi comme li amoon Kermel bi Kermel lakkee dañuy ñëwaat indiwaat même bâtiment bi amoon Kermel kon même bâtiment bi amoon marché Sandaga la ñuy tabaxaat marché Sandaga defar ay centre commercial dégager suñu route yi suñu yoon yi ba nga xam ne cantine benn cantine dootu amati si tali bi ñu defaraat Dakar Plateau parce que tamit Dakar Plateau mooy marché Sandaga mooy centre Dakar mooy vitrine Dakar maa ngi dégg ñu naan touristes yi ñëwatuñu touristes yi duñ fi ñëw parce que marché Sandaga melokaan bu mu meloon nan la fi touristes yi di ñëw ñun bañ nekkee xale touristes yi dañ fi doon ñëw di doxantu biir plateau di def lépp daal damay wax ne gars yi nañu bàyyi naxe bi plateau rëbës nañ leen jug képpi suñuy bët xool xam lu ñu bëgg ak lu ñu bëggul si lii si problème Stade Assane Diouf dinaa si ñëwaat ñun si lu ñu yoon bi ñu nekk dinañ dem rencontrer le khalife général des Tal Omarien muy Thierno Madani waxtaan ak moom li nga xam ne xam na ko ci mu wax ñu ko li nga xam ne xam nañ ko ci ñu waxu ko ñu xool nan la ñuy àndee parce que tamit quoi qu'on dise Thierno Madani dafa bokkoon ñoom Tal dañu bokkoon ci collectif bi bokkoon nañ ci collectif bi kon boog li nga xam ne xam nañ ko si ñun ñëpp ñu àndandoo waxtaanandoo ko xool nan la ñuy defaree rëbës nan la ñuy defaree projet bi nga xam ne adhéré nañu moom si projet bi ñun moom mu neex mu naqadi dinañu accompagner projet bi ba mu mën sëkk avec le ministre Fofana lim ñu wax dal na suñu xel dal na yaakaar naa ne bépp rëbës soit bu ñuy wax lii dina dal seen xel dinañ si ànd parce que lépp lu ñuy def rek pour rëbës la pour ASC Xandal loolu laa amoon di wax di leen gërëm di leen sant li nga xam ne da ngeen bëgg mu leer dañ leen siy sant di leen gëm parce que liggéey bi ngeen di def nii yombul parce que da ngeen tëddee ñaaxaanaay wala neexoon mën ngeen ñëw jël kii wala ngeen jël ci xoolal leen si xaalis xoolal leen si dara mais lu leer rek ngeen di wër pour dalal xelu waa quartier bi bañ quartier bi am lu leer loolu moo tax ngeen ñëw jël si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax wasalaam jërëjëf waa Rebeuss ak waa Plateau waa Dakar Sénégal ñu ngi leen di nuyu. collectif René Sanchez ñu ngi leen di wër pour taalal leen suñu micro ñu wax ñoom tamit mbir yi nu mu demee ndax dañuy tëddee njaaxaanaay ci boor bi waxee beneen boor bi wax ndax lépp ci waa Rebeuss la ak waa Dakar Plateau ndax ñu ñoo ko moom kon nag waa collectif René Sanchez ñu ngi leen di seet fu mu toll nii pour waxtaan ak yéen xam mbir yi nu mu demee Cheikh internaute kan leen ko toog foofu xaar di ñu xaar lépp lu jëm ci mbiru Stade Assane Diouf di leen ko am ba mu leer naññ képp ku ci war a wax di nga ci wax ba mu leer naññ ndax lépp suñu biir la te dañ ko réglé ni mu war a demee jërë ngeen jëf. Rebeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen.